ma daa may def ñëw. ma libre quoi. bàyyi ma jàpp Dakar Times lu mu wax. nga ne. Dakar Times lu mu wax. Dakar Times gisoo sondage yi xanaa. sondage yi ñu ne kat moo nar a làpp morom ba. gisoo ko Géejawaay. diw ak diw bu ñu àndee. sa collègue bi mooy gañ. sondage bi lu mu wax. sa collègue bi mooy gañ. foofa nag kaay wax ñu sondage bi. non gars yi dañ wuy ma xoolal ñoo ko tey bañ a génnee journal bi garaaw. tamit lii pour lan. ñoo ko tey ñu ne monsieur le maire dana jël sondage yi li mu joxe. moom mooy dañ may xeex Géejawaay. lu tax duñ ko wax pourquoi ça ah. nee na wéy tey daaw. dañ may xeex. am na le député du peuple El Hadji Mouhamadou Mansour maa ngi laa nuyu. dëgg suba gi. alhamdulilah sant bu baax a baax. alhamdulilah naka weekend bi baa noppalaku. ça s'est bien passé waaw noppaliku naa bu baax alhamdulilah. taxaw nga ba kër. Kër Songo waaw. Kër Songo. dem naa fa démb. alhamdulilah. kon nag noppalaku naa. waaye nag dafa mel ni plan boobee dama nu dara ci ndox mi sa Touba. et puis Birahim dafa posé question bi maa ngi ko déglu sànq ma nekkee ci oto bi. nee na plan Orsec national la wala ndax Dakar dong la yem. loolu question la parce que du fii dong moo nekk victime ci inondation yi loolu benn la. ñaareel bi ci des faw ñu delloo ko ci waajur yi tuuti aussi. sens de responsabilité. doom kenn du ko bàyyi muy taxawal ci ndox affaire bi am loo xam du nekk villageois wala nga nekk ku dëkk ci taax yi. sens de responsabilité la. doom waroo ko bàyyi muy taxawal ci mbedd encore une fois maam. doom waroo ko bàyyi muy taxawal ci mbedd soit nga yóbbu ko daara jox ko sëriñ mu koy contrôler nekkul ci daara nekkul ci sëriñ nga xool ko ci nan lay génne ci mbedd. ñetteel bi ci des nag day dellu ci wàllu yàlla xëy na accident bu amee parce que ñi yaroo ci village yi gis nañu ne am na ay déeg yu mag yu doon am. xale daana ci lapp daana ci lapp bu ñu musaan gubi jógee ci dëkk yi dem ci tool yi dem ci déeg yi gubi xale mun na cee lapp loolu yàgg nay am ci déeg yoo xam yu mag lay nekk xam nga boo gisee inondation yi souvent may wax ni dafay jafee lijjanti ñi yaroo ci village yi. nga xam ni ñaar fukki at ak juróom ci ginnaaw fi doon ay déeg yoo xam ne bu musaan taw yow ñi moo faa teg sa tànk da nga fay jaar tey ñu lotissé ko. waaye def ko ay kër. ndax du fàtte yoonam. léegi ñi fa dëkk noonu. et noonu la mel fii ci Dakar am na ay quartiers yoo xam ne ay nit dëkk nañu fa boo delluwaatee fanweeri at ci ginnaaw nit musu faa ñemee dox jamonoy nawet parce que ay déeg la woon situation yi moom mooy dellu soit loolu nag responsabilité du gouvernement bi la ci xool balaa ñoo jox nit ki. muy defar ay dëkkuwaay ñu xool fi mu koy defar ba xam fu dëkkaabul la wala déet de façon metti na ki faatu xale la mais fi may mujjantale mooy fi mu jëkkee woon encore une fois way jur yi nañu gën a vigilant parce que quartier la boo xam ni dafa sës ci Touba mën nañu wax sax ci Touba la bokk. donc war nañu am ci nit ñi dundee sens de responsabilité di contrôler seen ay doom mais bàyyi xale ba muy lab ci taataawu ndox. loolu itam problème la. si wala ngay xaw a laale ci wàllu politique. sànq bi may ñëw dama dégg Ahmed Aïdara wax boo xam ni tënk na lépp. lépp tënk na ko ci Maître Alioune Badara Cissé Birahim Touré mun na ma seede. am na fu ñu àndoon dem ci àll bi am ay enquêtes yi ñu doon def. ci wàllu liggéey ñoo àndoon. ndeysaan moo tax bi mu faatoo honorable député Mama Yaay Albis. moo ma jëkk a woo jaale moo ko ni ma sigil ndigaale. mën ko kan moo gaañu kan moo gaañu mun ma Maître. parce que bi ñu àndandoo woon ci benn tournée yàggul mais li Ahmed wax mooy dëgg. ñëpp nit mun na gaañu am ñu màndu nit mun na gaañu am ñu wax lu ñu gëmul. mais kii kenn ku nekk boo déggee sama rom di wax da ngay xam ni li muy wax dëgg la ci caractère bi ci personnalité bi ci ñime dëgg gi ci am conviction bi et c'est très important. gis nga nit ba nga ko ñuy wax am na ngëm-ngëm am na conviction fekk na boo ko jeexaatee mu manqué xam nga kan mooy ki am ngëm-ngëm ki mën a ñàkk alal bien mën a ñàkk poste ministériel mën a ñàkk ay prestige. ndax moom li mu gëm ndax pas-pasam et fii Birahim toog la taxaw fi laa taxawoon l'autre jour bi ñuy joxe exemple ci moom di wax wàllu politique mooy bi mandaawam jeexee te ñu war ko remplacer xaw moo ne dina génn àdduna bi may wax naan en tout cas lu ci mën di am Maître Alioune Badara Cissé am na détail yoo xam ne ci wàllu politique kenn dootu ko ci dégg et noonu la doon dundee bi ci desaat nag message la bu may jëmee ci xale yi parce que waa ji ci boppam ki dem li jikkoom di rafet jaar bi ci wàllu sàkku xam-xam moo gën a riche. tout à fait. leçon la ci ndaw ñi ñu gën a fonk jàng bu mu ci doon nag baax na parce que moom li muy jàng lépp ci wàllu tubaab fi mu dem fépp États-Unis France ni mu jàng li mu bëree yëpp teewul da doon incarner toujours taalibe Serigne Touba. di dem ci ay conférence di bokk ci ay conférence di bind di xalaat di wax bu wax leen ni côté boo jàngee baax na mais
na nga ko jàng ba nga xamante ni bii bu ñu dafay fekk di la gajji di la kàmbal di la saaga di la doo bouger. parce que am nga conviction parce que li ngay wax yow xam nga ko yaa ko gën a xam ki ay weddi. te noonu la dundee vraiment ba nga xam ni wax ci moom doo ci doyal parce que da ngay xam ni li ngay wax lépp dëgg la yal na fi mu jëm dàqal ko fi mu jógee. yal na ko yàlla tasale ki mu yaakaaroon. boole ci itam yërmande mu dugg aljanna vraiment perte bu mag la ci Sénégal. sa morom taxaw est-ce que tamit doonul baax affaire bi jógee ci kaw wàcc. parce que ñi defante ñëpp ci base bi APR lañu bokk. te dañuy fàttali ni APR du parti au pouvoir. coalition moo nekk au pouvoir. dafay feeñ ci ni ñuy sacrifier ay alliés de taille yu leen ëpp doole. moo tax nag faut que ñu interpeller les responsables des partis comme Moustapha Niasse comme Aminata Mbengue Ndiaye ak yeneen parti bokk ci coalition bi bu ñu accepter ce qui s'est passé à Dakar ñu def ko Khalifa Sall am ci yeneen localités yi daal di continuer di gas seen parti di renni seeni ay doom di suul parce que boo demee ci ay localités yu bëri tey pouvoir bi moo fa nekk de mais au nom de la coalition parce que ki nekk ci bopp mairie ba nekkul APR beneen parti la nekk léegi nag yooyu apéristes yi nekk ci gox yi mun naa jël exemple Mbour gi ma gën a xam apéristes yi nekk ca gox ba au lieu ñu jël opposants yi def leen adversaire mais maire ba la ñuy def adversaire di ko gasal ay kàmb di xeex ak moom parce que maire ba ci coalition bi la bokk soit parti socialiste wala AFP mais bokkul ci APR mais benn waay bu génne APR non événement la amul benn problème ñun li ñuy yitteel mooy c'est vrai que nag ki génn parcelle li mu def muy génn gi APR man def mu ko événement ci wàllu actualité vraiment parce que coalition bi laa gëm ba léegi gisaguma ay élections yu APR gagné mais nag ci ay propos rafetlu naa idéem ak principe bi muy benn parti mënta jiite te faaw nit ñi xam ni parti yi jiite wu ñu leen mais ci seen doole la ñu leen jiite te bépp politique bu ñu booliwul askan wi politique bu naax saay la vraiment conviction la ma respecté xalaatam la ak idéem et na doxalee comme noonu et ni mu doxalee itam mbumbaay bi ñu toll jege ay élection locale nga mën a wan ginnaaw APR parce que am nga ay principe courage nga loo gëm parce que daal jar na rafetlu mais loolu moo am solo def ci wàllu social mais xam nga problème bi li ci bon mooy da ngay nekk fii ci biir réew mi di ko defee ci réew mi mu jig la mais laajal moodu yi nga xam ne bëgg nañu seen diiwaan bëgg dimbali seen diiwaan ci ay matériel bu ñu indee ay lal wala ay ambulance pour bëgg maire bi signé benn këyit pour ñu mën koo génne te duñu fay de douanement ak yooyu maire bi day bañ am na jàmm gën problème boobu am na fa am na yeneen i localité yoo xam ne am na fa te loolu mooy gravité bi faaw ñu interpeller ci maire yi loolu du seen sañ-sañ doomu dëkk ba mais am na droit politique lan moo tax boo nekkee maire yow doo mën a supporter opposant bu dëkkandoo ak yow ci dëkk bi mel ni yow localité bi yow da nga ko donn loolu benn la ñaare bi ci des itam ñoom doomu Sénégal yi nga xam ni dañuy indi yenn saa ay ambulance ak ay ndimbal ak ay don jële ko bitim réew di ko jox ay Sénégalais fii na fekk mu nekk seen jikko bañ ko lal ci wàllu politique xam nga la moo tax dafa am benn maire boo xam bokk na tey ci maire yu ñu gën a critiquer seen ay localité muy maire Mbacké bokk na ci maire yu ñu gën a critiquer amul benn journaliste Birahim mii nga xam ñoo bokk génération mun na ma dëggal li ma wax tout le monde ñëpp a xamoon Cheikh Mbacké Ndaw ci wàllu indi ay lal indi ay ambulance ci wàllu social d'ailleurs loolu moo ko tax a nekk maire mais pourquoi changement après bi nekkee maire pourquoi xàmmeetuñu kanam bi ñu doon jël ci ay interview muy bokk ci ay débat muy liggéey ba ñëpp bëgg ko pourquoi changement boobu noonu lu tax deretu politique dugg ko mooy li tax itam ñoom ñii indi ay don li ñuy wuyoo li ñuy mbubboo nañu koy doon loolu benn la ñaareel bi ci des itam maire yi nañu bàyyi di koñe ñooñu bu ñu bëggee indi ay ndimbal parce que ñoom amuñu lu doy tabaxuñu sax ngunul santé maire yi donc bu ñu indee ay ambulance kay jox leen ko pourquoi ñu koy koñe am solo fan c'est que laaj ay commentaire am daa ragal c'est que maam mbokk tëngee jëm da leen di dawal quoi parce que tu vois des discours yoo xam ne da nga xam ne discours dóor la waa demal fële demal souvent ay jafe-jafe lay nekk yu mag maa ngi am rek kenn ku ma xam ku génn àdduna bi ñu ko jëkkee test dañ ko da nga Covid évacué ko Mbour ñu ni ko Covito 3 jours après ñu ni ko da nga am diabète mais après ñu ni ko da nga am problème respiration seen xel yóbbu leen ci oxygène ñu ne oxygène amul ñu woote pour ku leen jaay oxygène lañu leen facturé mënuñu ko
waa ji génn na àdduna xamuñu lan moo ko rey. fii nii amuñu ba xam Covid la xamuñu ba xam diabète bi la xamuñu ba xam dafa amul oxygène bu mën a noyyee. du moom dong moo dee ci situation boobu. même famille boobu wax nañ ma keneen koo xam comme noonu la deewee ci l'hôpitalu Mbour. Sénégal yi mënuñu distinguer hôpital bu nekk niveau 2 niveau 3 niveau 4. ban médecin moo war a intervenir. des fois ñu ne hôpital niveau 2 la bon du am benn spécialiste bu fa nekk. nekk ko spécialiste ay généraliste ñoo fa nekk. mënuñu distinguer kan moo am kan la ñu war a yóbbu réanimation. kan la ñu war a def lii mënuñu desale ci biir maladie bi ba xam dafa am diabète wala dafa am beneen feebar. et pourtant victime yi dañ cee bëri ba nga xam ne. temps est passé waa ministère de la santé orienté woon nañ ci seen communication chaque jour bu ñu xëyee bu docteur Mamadou Ndiaye waxee ba noppi am na benn spécialiste buy génn def ay éclairage mais ñoom ministère de la santé après seen communication boobu aussi seen oxygène yi ñu waxoon ni daañu fexe ba mu gratuite mais ñëpp jot si itam il faut ñu vérifier xool même ñun sax taskatu xibaar war nañ dem sur le terrain laaj ay clinique tasul matul ni ñu ko waxee woon amul nit ñaa ngi continuer di dee ci façon boo xam ni kumpa lay doon xamuñu ci nan la ñuy deewee yooyu yëpp boo ko dajalee da ngay gis ni suñu santé daal mam dafa sooxe te loo ci wax ñu transformer ko politique te nit ñi politique wuñu c'est-à-dire que situation bii Sénégal yi dund moo metti te il est temps ñu wax leen ni leen ñi ngeen jiite dañoo sonn ci côté santé ci côté dund ci côté scolarité mais surtout ci côté gestion côté téye leen li Sénégalais yi moom alalu Sénégal. vraiment alalu Sénégal Sénégal yi dañuy poser ay questions anam. fan lay jaar yan loxo lay dugg. taxi yi metti na nit ñi xoox nañu te amuñu ku ñuy waxal boole ci toujours ñu ñëw fekk si leen di leen ŋàññi ak di leen ñaawal. ñëw di leen wax ay réalisation di leen wan ay reportage réalisation Sénégalais bi lu palpable la bëgg. monsieur le président Sénégalais yi dañu sonn di fa ay photo avion. jaajëf rendez-vous bi kon 13h la. si 89.7 Zik FM. waaw incha allah 13h bu soobee yàlla waaw. incha allah waaw. si Zik FM. waaw. ayca Birahim. ni kon dajam conseil national de la consommation bi moo doon saafara si njëkku cher yi ñu nemmeeku jamono ji. du saafara dara mam. ana conseil national de l'emploi des jeunes bi ñu fi defoon. ana lan la indi yàggul fii ak ci ginnaaw ñaata weer la woon mais ba ñu génnee yan proposition la ñu def. utal ndaw ñu ay CDD ak ay liggéey yoo xam ne ay pavage la ak ay jëmbat garab projet yooyu est-ce que yëgaat ngeen fan la toll est-ce que bougé na est-ce que manifesté nañu wane nañu nombre jeunes yi nga xam ne jël nañu leen moment bi ñu yaakaaroon ni la ñu war a exécuter loolee ñu jël comme ay dogal la ñu leen di annoncer ay ndaw yu continuer di dee ci géej gi kon projet boobu baaxul noonu itam lay mel ci wàllu commerce bi ñoom wax nañu ay taxes yoo xam ne dafa am démb jël nañu ñaari économiste dañu leer ci seen ay propos ñaar moo am dañu nekk ci jamonoy relance économique dans ce cas xam nañu ni koom-koom gi nërmeelu na li ci mën a nekk solution mooy ñu jël ko yan ko askan wi wala gouvernement bi wàññi ay charge am ay dépense am bu ñu dajaloo ñoom ñaar mun nañu am li ñu bëgg ci wàllu koom-koom mais bu ñu ko yenee askan wi kese dafay diis ñoom xam nañu ko donc xam nañu ni ci seen ay jéego ak seen train de vie bu cher moo répercuté wu tey ci li askan wi jënd mais nañ ko wàññi donc ñoom solution bi xam nañu ko ñoo la ci ëpp xam-xam te mun nañu koo def dañ ko bëggut a def parce que élection yi ci seen kanam bëgg nañu amaat ay kees bëgg nañu amaat yeneen ak yeneen ci wàllu xaalis pour mën a dem ci élection ak yeneen ak yeneen mais li wér te wóor mooy bu ñu amee xemmemteefu dund gi du cher comme ni mu chéré tey économistes yi li ñu wax ñoom xam nañu ko parce que ay économistes moo bari na ci seen biir mais dañ ci bëggut a indi solution gis nga ndaje yi amul solo jël dogal mooy li ëpp solo suukar bi ñuy wax ni ay tegg nañu taxe bi lu ci mën di am maam ñoom xam nañu dogal bi ñuy jël ba dund gi yokk parce que ñoo jëloon ay dogal yokk ay taxe bu dund gi cher aajul ndaje dara bi ci juddoo parce que ministre bi yàgg nañu ko interpellé ci marché bi mu ni marché bi am na réalité boppam c'est-à-dire amu ci pexe ministre bii war a woote ndaje bi ñaata yoon la ay denrées yokk amu ci pexe est-ce que am na lu xam ne léegi yokk na tey mu ngi ci 70 000 yokk na mais mënoo wax ni jaay mënoo jaay nit c'est une question de responsabilité mënoo jaay nit tonne ciment 70 000 et naan ko da ngay yokk sa da ngay wàññi sa waay doy na waar fekk si nañu coalition des 4 grands la ma nekkoon démb fii ak ñu ngi koy defee fii ci Dakar ak seen bureau yi man awma ci confiance li ma am confiance mooy ñu commencé ko à la base dafa bari ay mouvement yu askan wi gëm ñu gëm Bougane gëm Ousmane Sonko gëm Khalifa Sall ku ne ak fi nga orienté wu jëm te ñooñu ñooy dem élection locale te ñooñu amuñu caution
15 millions pour nangu commune boobu pour ñu indi changement faaw ñu gaaw ko tasal ci gox-goxaat yi jël seenum koom wala seenu jàppandal ci mën a participer ci yooyu lay élection tel ko sédd ci mouvement yi ak ñi lay représenté ci gox-goxaat yi parce que après élection locale yi 6 mois am na élection législative li war a nekk ñoom tey seen aw sas li ma doon séentu ci coalition bi ñuy tabax fii ci Dakar ponkal yi mooy ñu waajal élection législative fexe xeex ak nguur gi ba duñu ko dàq parce que 23 janvier ak 23 juillet question la est-ce que bu ñu génnee ci élection 23 janvier entre-temps ñu dugal ay recours ay réclamations am ci bi ñuy génnee résultat définitif yi ci élection locale yi ak élection législative yi du mat 6 mois alors automatiquement élection législative yi mooy dàq boppam ban date lañ ko yóbbuwaat question la c'est-à-dire que am nañu xeex bu gën a nekk farata et ñu veillé ba ñu tenir sax élection locale yi nga xam ni ba léegi dama ciy duut baaraam ñu veillé ci loolu gis nga tabax gi ñuy tabax ci kaw la ma waxoon ba mu nekkee ñeenti parti laay wax bi mu nekkee juróom moom laay continuer maintenir sama xalaat la nag dama ni li ci ëpp solo pour ñu jël ay collectivités territoriales yu am solo mooy fokk ñu travailler à la base ñoom ñu dem ci base bi jàppandale leen ci ay mois jàkkaarloo ak maire ya fa nekk mais tey xoolal problème mu certificat de résidence ni mu bare ci gox-goxaat yi mais ban ci leader yi ñoo wàcc gum ngir encourager mouvement yi ak yenn seeni représentants ci gox-goxaat yi pour weñ loxo maire ya fa nekk te ñi ëpp ci ñoom doon ay maire coalition Benno Bokk Yaakaar di jaay nit ñi doole defa ay résidence yoo xam ne baaxul wala anam goo xam ne baaxul foofu lay gëmee coalition bi ak ku ci man di yokkuwaat man du tax ma changer canal bi ma doon xalaate muy am na lu gën a jàmp tey fexe ba ñu def élection yi waaye fexe am ay collectivités yu bëri mais fexe itam ba kenn du dàq datu élection législative yi akal c'est-à-dire que administration bi souvent doxalinam ci zone boobu mu coiffé ngay poser ay question lan la quoi mooy li ma doon wax benn jour nii administration muy gouverneur préfet ak sous-préfet ñooy base bi yenu banqaasu république bi dafa am solo parce que moo commencé ci suuf yéeg ci kaw mais lu ci mën di am banqaas yooyu nit moo fay nekk mais da nga gis ci ñoom ay nit yu seen doxalin dafa taq suuf démb ci mujj waa Lambaye dañuy def conférence de presse def face sous-préfet bi fa nekk ni ko dootuñu nelaw mukk te jógee woo fi ndax ni nga ñu bëgg a forcer ak waa teg te bëgguñu ko ñun consommateurs yi fay ndox Lambaye noonu la mel Médina kan moo osé ubbil Médina benn centre de vote bu nekkul Médina loolu fan la tegee ñaata école ñoo nekk Médina ñu xalaatu ubbil Médina centre de vote boo xam ne mu ngi bokk ci commune bu Dakar Plateau loolu fan la tegee beneen bi ci des benn maire buy def conférence de presse am lu muy dénoncer lu fa ay policiers di wuti kenn xamul loolu lan lay niru c'est-à-dire dafa am yoo xam ni bu amee gouvernement bi la neex parce que lii ñuy wax ni ministre de l'intérieur moo la ko gën a yëg te moom moo yilif sous-préfet yi ak préfet yi ne leen di woo di leen laaj li xew lan la fii nga yem gis nga dafa am benn honneur benn daraja ak benn mute bu nekk ci administration gis nga ba léegi manifestant yi dañu ragal sous-préfet ba léegi activistes yi dañu jox cër préfet ba léegi syndicalistes yi ak bañkat yi dañu bàyyi xel gouverneur gis nga mute boobu bu ay benn nit tax ñu sekk ñu dévoiler ko bis bu ñu ko dévoiler dañuy simmi suñu république dañuy déshabiller suñu démocratie moo tax am na yenn personne yoo xam ne ay sous-préfet lañu wala ay préfet lañu dañu war a fàttali seen rôle dañu war a fàttali doon seen taxawaay moomuñu gox ba dafa am lu ñu fay jouer ëppuñu fa nit ñi doole du ñu wootee ni jàppal ma di wala jàppal ma di mënuñu ko dafa am lu ñu leen dénk ci wàllu doxalin wu taxaw ko maanu teef ñu coiffé banqaasu gouvernement yi fa teew service pêche service économique service nangam ñëpp mu boole leen coiffé nekk seen kilifa bu ñu bëggee def ay lotissement nangam lu bàyyee ko ci conseil municipal ñu demandé ko ni ko lii c'est technique laajal say entourage administration bi teew ci gox bi ñu jàngat ko techniquement bu okkee nga approuvé ko mais ñaata ci ay coowu lotissement mooy am ba ci dëkkuwaay yu bon yi parce que du aw ci technique bi nekk ci département bi wala communauté rurale bi commune pour ñu valider ko techniquement pour mu soog ko approuvé mais lu dugg rek mu approuvé ñu leen di tuumaal lu nekk il est temps ñu conserver suñu administration bi bañ a nangu ay benn personne yu dugg ci ñeexum soos mu ne pour bëgg ko déshabiller bëgg ko dévaloriser bëgg a dindi mythe bi nga xam ne moo ci nekkoon jaaduwul Bamba Fall mi ngi def ay certificat de résidence fekkonte woon defaru ko ñu mën ko attaquer loolu mais mi ngi koy defar mais li mu laaj dëgg la muy commune bu fekkee maire baa ngi koy defar sous-préfet
warut a defar wala sous-préfecture waruñu faa defaree ay certificat de résidence loolu mooy dëgg benn ñaareel bi ci des ab commune du fa nekk ak ay places yu jeexul benn yoon ñu koy wutal ab centre de vote ci beneen commune loolu yaa ni jaaduwul. nañ ko indi fu ko teg si bind valable ko fu ko teg si bind daganal ko maam nañ ñu ko wan loolu du lu bees loolu aajuwul ñu ciy tàccu nit xam nga la moo tax boo fàttalikoo képp ku mu mën di doon ci sa ay jaar-jaar boo musaan dem mairie outil résidence boo ko amul da ngay dem gendarmerie brigade wala nga dem commissariat ñu defal la résidence donc doon na yomb ci askan wi nekk ci gox-goxaat yi wuute ku sa maire takk sa biir nga daw dem ñu au début sax loolu lañ doon ñaax nit ñi ku dem mairie defaru la nga dem commissariat ñu defal la wala nga dem ci brigade ba lan moo tax léegi nit ñi am ko xaw a jafe sax ci brigade ak commissariat yi c'est-à-dire que doxalinu réew mi ni ñu ko bëgg a defee boo nekkee administration nguur gu fi nekk nga tafu ci moom mel ni suukar bu sey ci ndox yooyu moo war a dakk mythe boobu noonu ñu ngi koy commencé dévoiler loolu du secret parce que loolu mooy yoon loolu la ñu bind boo mënta am résidence ci mairie da ngay dem commissariat wala nga dem brigade ñu def ba lépp leer donc loolu bu nee ba gouverneur bind ko wala préfet ñu koy saluer parce que nit ñi xamuñu sax seeni ay droits et c'est très grave Ahmed yow kii bi lañ la xamee woon ñu ngi lay ñaan nga dellu fa defoo dara dégg kii bi nag dee na ma daal kii boobu def na fa dara uyu ko ndox mi cher na courant cher na gaz bi cher na TVA cher na dem bek dikk be loyer cher na askan wi ma yombante askan wi ma yombante waaw moom góor jasaaka man président waaw moom ku mu doon way man président bi du woon président non waykat moom booy moom c'est pour tout le monde président nag situation doxal muy way léegi way wi nag bu fi Abdou Diouf nekkee moo ko moomoon bu fi Abdoulaye Wade nekk moom léegi nag Macky yaa moom way wi te sa allié moo la way maam góor nee na gaz bi seer na ndox bi seer na luyaas bi seer na maam góor jotaay xibaar bi El Hadj maa ngi laa nuyu naka suba gi sant yàlla alhamdulilah sant bu baax a baax alhamdulilah ay juróom-ñetti waxtu tegal juróom le député du peuple ma bàyyi la nga yëkkati si ay kàddu yu seede laata ñuy jàll ci leneen yàlla wax ni ilayhi raaji'uun tiis la métit la ci Sénégal modèle la woon royukaay la woon bu weesoo l'islam bi mais ci nangoo liggéey ci nangoo am kilifa sëñ Cheikh Jëmb Fall ñu bëri jàmbaarteem moo ko jëkk a wane maanaam jàmbaarteem am détermination nit ku dul sonn ci diine nit ku dul sonn ci liggéey kilifaam muy képp ku toogaayu Sëriñ Tuubaa mu nekk xalifa bu ndogu jotee ba Baay Faal di yóbbu ndogu mënuñu laa wax ñaata ci ay centaine de millions la ñuy jëfandikoo ci togg ay ndogu ci ay xeetu bernde yu bokkul yoo xam ne bu weesoo ñam wi Birahim est-ce que xam nga Cheikh Jëmb Fall bu yóbbu ay ndogu ndab yi dem sax du dellu siwaat ndab yi ñu yóbbu woon tey du bokk yi ñuy yóbbu suba bool yi bu dem fa ngay des bool bu dem fa ngay des jomm nañu ko bool sax du ñibbi siwaat dañuy jëlaat yeneen bool yu bees ak yeneen nag yu bees yeneen i xar yu bees yeneen i ganaar yeneen i pittax yeneen i picc yu bees yóbbuwaat chaque jour loolu liggéeykat ak nangoo am kilifa moo ko sabab donc kilifa gu nangoo am kilifa leçon la bu ñu war a jàng ci Sénégal noppi lool maandu lool te lépp mu teg ko ci teggin te teewu ko woon a am fayda kon ñu ngi koy jaale waa Sénégal yëpp di ko jaal umma islam bi yëpp ku maandu la woon itam ku maandu la woon waxam bariwul woon de ku maandu la woon yooyu yëpp ay jikko la yoo xam ni wax nañu ko jàng ci moom nit yàlla yi dem metti na ci Sénégal waaye moom pertul de ku dund juróom-ñeent fukki at ak juróom-benn liggéeyal nga yàlla lu mu la fi bàyyee ndax lu am solo dund day yokk ci biir dunda yàlla moo ci wax ci alxuraan ni képp ku am ci nit ñi njëriñ ma saxal la ci suuf si non seulement da ngay dem mais sa jëf day continuer des fi kon yal na yàlla yokk leeram changement buñ ci gis ba léegi ndox maa ngi tàggatee benage maa ngi nii team communiqué bi bàyyeeku ci waa société SAE lu ñu wax bi nga xamante ni bii bi ñu bindee ci Libération ci benn marché bu 1,8 milliard francs CFA ci ay moto pompe yoo xam ni moo woon di nga ci ndox mi ñoom seen communiqué machines yi nga xam moom lañ leen commandé woon ci ay moto pompe jox nañu ko waa ADM
muy agence de développement municipal loolu benn la. jotuñu itam ci marché bi lu dul 311 millions. par rapport ak 1 milliard 800 millions yi ñu leen waroon a jox. donc ñoom sax dañu préfinancé ngir mën a am nombre machines yi nga xamante ni bii moom la ñu leen laaj pour mën a jox ko ñi leen ko laaj mën a ngacc ndox mi. week-end bi passé directeur société bii daje na ak ministre de l'intérieur. mi nga xam moom moo déclenché plan bu Orsec. mais ba léegi xamuñu gouvernement bi waxul ba léegi fan lay fi tagga témbe et communiqué société bi wax na ni jox nañu waa ADM li ñu leen commandé woon te jotuñu lu dul 300 et quelques millions ci 1 milliard 800 millions. gisugoo démentir. gisugoo démentir. te ba léegi te bi ñu journaux yi jëkk bind bi ñu bindee. dañoo taqal société boobu. chargé leen lu diis. c'est l'État du Sénégal mooy responsable lii am nii dañu jël seeni ay responsable bu fekkee dëkkuwaay la. ñooy responsable bi maam bu fekkee ñàkk mën a ngacc ndox mi la ñooy responsable bi bu fekkee marché bu leerul la ñoom ñooy responsable bi mais gis nga ñu dëkk ci kër yi est-ce que ñu ngi dund ñi est-ce que ñu si bëri Idrissa Diémé man moo ma sut donc bu ko ndox ëgsee ci ndigg te bu avancé waati mu ëgsi ko ci dënn te mu nekk ci diggante ay kër mais boobu la situation ñëpp gisandoo nañu ko ay nit war cee dund ay weer ñetti weeru nawet te du tax ñu taxali ko ndox mi te yow ngay nekk ci di wax leneen di ma wax ay ndaje ay conseil ay leneen c'est-à-dire que li ñu bëgg mooy démb mooy li mu wax am na yenn ndaje yoo xam ne jaru ko nañuy def lu concret lu palpable lu ñu mën a laal lu ñu këtt lu ñu joon a koy faj xoola Idrissa Diémé mu mel ci ndox mi pour mu dox sa bant bu mu wóor na fi muy jàll nii du est-ce que moom dina mën a génn sax parce que itam risque la aussi dara wóoru si aussi mais moom li muy def risque la Idrissa Diémé li ngay def gis ay may wax boo leen demander information ci gestion te loolu citoyen bu nekk am na sañ-sañ bi du la sax faale nga ñëw jënd benn kër ci commune boobu noonu fay frais de mutation mais maire bi du la sax faale am na ñoo xam dañuy am seen i këyit ci maire yi lu mat ay ñett ba ñeenti at alors loolu teguñu ko fenn man doon na ma jaaxal li ñu wax démb donte suñu ay confrères ñoo ko bind que gouverneur moo jël dogal boobu parce que gouverneur bu Dakar monsieur Sall néew na lu ñu koy dégg ci yeneen c'est ça man bu fekkoon sous-préfet bu Dakar moo mën a wax xëy na moom bari na lu muy jonjo ak gars yi politique yi bari na lu ñu koy gis ci ay manifestation mu jaxasoo ci police yi nekk ci lacrymogène yi ak naan tuer et cetera comme li préfet bi fi nekkoon Alioune Badara Diop ñu ngi fàttaliku manifestation Sonko yi moo ni police yi dóor lañ ci kaw journalistes yi xam nga yooyu dañ koy gis mais gouverneur bi wax dëgg yàlla ku dee yàgg sa bàmmeel néew la lu ñu koy gis muy impliqué wu ci wàllu politique moo tax bi ñu xëyee tey gis démenti bi man loolu moo gën dal sama xel mais dafa am benn précision de taille bu ci Alioune Badara Diouf def nekk spécialiste ci wàllu décentralisation nee na ci loi bi bu fekkee maire yi defaralulu la certificat de résidence gendarmerie defaralulu ko mënoo ko am police ci code des collectivités territoriales bii nga xam moo tënk acte 3 décentralisation sous-préfet ak préfet mun nañ defar certificat de résidence loolu lu ci yokk mën nañ ko defar loolu lu ci yokkuwaat lu bees la lu gars yi précisé wul woon benn ci loi bi itam waajal nañu bu nawee am trouble à l'ordre public comme li amoon ci Pikine Nord ba ay xeexoo am fa préfet bi am na droit annuler foofu ni bu fa kenn defarati certificat de résidence moom jël ko yóbbu ko police mbaa mu koy defal boppam yooyu nag moo tax dem bi ñu waxee ma ni laaj na ba xam est-ce que du loi bi ni maire donc sañ a defar jàppandu lu itam préfet bu nawee am perturbation mënu ko yow jëlal defar parce que loi bi dafa xóot moo tax démb bi ñu woowee Alioune Badara Diouf da cee def ay précisions yoo xam ni safaanoo na ak ni ko yenn ci ay politique defee te yooyu def ci am solo parce que ñoom ñooy spécialiste ci côté boobu noonu maam sàccum jur gi mooy seen ak jàmbat metti na leen lool nag li ci gën a metti bu ñu jàppee sàcc du yàgg dara mu génnaat kenn jëfandikoowul li ñu doon wax criminalisation vol de bétail loolu nag baadoo la bu fekkee dem na ba mbayam doxatul càmmam doxatul soppi nga ko ndóol ba faaw alors kilifa yi nekk ci gox-goxaat yi tey seen xëccoo yi ñu nekk ci wàllu politique ak seen intérêt bopp yi ñu jiital mënoon nañ ci suuraale benn planification pour xeex càcc dama dem benn quartier Dakar guddi ba doon seet benn xarit ma gis ay agent yu mairie bi ñoom ñooy patrouiller ci quartier bi Dakar muy quartier maire Cheikh Gueye nu mu tudd jëppal Derklé ñoom ñooy def patrouille guddi ak bëccëg ñii monte guddi ak ñii monte bëccëg loolu dafa am solo tellement nga gis ni maire yi ci seen suq yi leen di topp guddeeg bëccëg suba ak ngoon
di leen xeexal di leen nettali seeni ay jëw. di leen wax lu dëgg di leen dunguru nañ génne ci bopp Sénégalais yi dunguru jàngal leen liggéey dama lay affecté fenn jox la gilet ngay assurer sécurité askan bi mais loolu idée la boo xam ni maire yi mu vision la quand même maire yi mun nañ ci roy ñii doon wax sànq di jàmbat càccu juru am nañu maire. du fa sax dem masawu leen. te saa bu soxlaa bu amee étranger bu indi ay milliards am mu soxla seen suuf bu koy dagg du leen tàggu dañuy monter bu suuf préfet brigade ba fay nekk dañuy naawal askan wa dañuy mujj seede ñoom ñëpp ñu jël seeni ay suuf. buñ ca yeggee nga xam lépp dëgg la gis nga loolu nag moo war a dakk ci Sénégal suufu béykat yi ñu naan ay fas du bay nañ jël suuf si jox ko agro business lañ koy xawma c'est pas vrai. agro business milliardaire moo koy def wala ku bari loolu ay millions mais ku amul milliard amoo ay millions te bëgg a bay dundee di nga uti ay machine ak tracteur doo jël sa fas ak sa machine bay loo mën a dundee mbayee fas ak machine kenn du ko fi jëlee appellation boobu laay bañ koo dégg mu koy wax xamul mbay. ci lu wér moo tax moo xam muy journaliste moo xam muy ku mu man di doon ku naan dañoo war a jël tool yëpp jox ko agro business yi parce que bay fas dafa nga xew yi parce que bay ren ba déwén am ñetti saaku mais kii am ñetti saaku yooyu lay dundee kii def agro business milliardaire la boo ko bu jëlee sa suuf dalay soppi yow mbindaan ba faaw yooyu politique yooyu moo war a dakk te ñu bàyyi càcc jul gi parce que ñi ci kaw gi ñu ngi souffrir ñu ngi jël seen suuf ñu ngi sàcc seen jur ñu ngi leen di néewal doole ñu ngi leen di bundu xatal xam nga dëkku kaw boo fa taalee lacrymogène mais rey nga ñu fa dëkk parce que xamuñu ko souffrance boobu il faut ñu indi yamale ci biir askan wi ñi dëkk ville ak ñi dëkk village ci wàllu ni ñu leen di respecté surtout seeni ay maire ñu recadré leen. ba l'Assemblée nationale te ba fii France daal di xëddeen jaajëf le député du peuple jaajëf maam. rendez-vous bi 13h. ñu ngi masawu ba kenn rot ci accident bi am. waaw xam nga nekk ci voyage muy taw ngay daw di laqatu muy dënu. ñëpp nekk seen kaw lal moment boobu noonu bàyyiwu ci xel. am na choc bu am 22h30 jàpp 23h. ay bakken rot ci. chauffeur yi doon dawal deewaale ci xam nga kon jubluwuñu ci accident ba. nga xam dogalu yàlla la. donc ñu ngi masawu vraiment imaginer benn bus bu fees ak ay nit ak benn camion ñu def choc. deewee ni ñu nekkoon ci biir. donc ñu ngi leen di masawu. jéggi na yàlla seen ay mbokk di métitlu vraiment tey gën a woote waat prudence ci kaw tali surtout ci jamono nawet bi. le député du peuple. naka mu. ça va. naka yi tey. taxaw dafa mel ni mbir mi ngay commencé leer. waaw naka jekk mosuma woon am kulu tef gi ne woon naa bu ñu ko nammee dañuy commencé ci base bi. parce que xamoon naa ne base bi mooy faste sikkim yi ci wàllu njiit yi ak tànn kan mooy war a jiite liste ci gox-goxaat yi alors foofu lañ ko recommencé parce que xëy na nit mën na représenter Pastef quelque part du nangu waa PDS jiite ko fa wala PDS bañ benn mouvement jiite ko fa alors que xëy na mun nañu bañ a tolloo doole ci boobu la localité donc mooy li tax bu ñu commencé coalition yi fii ci kaw daf ma doon jaaxal parti yoo xam ni ku nekk war nga nekk dem candidat ci ay élections présidentielles bu ñu bëggee def coalition ça pose problème Abdoulaye Wade ay jamono 2000 bu ñu fàttali ko dañu ko woo ñoom professeur Abdoulaye Bathily Amath Dansokho Ndam si yàlla sa ak Landing Savané dañu ko woo ak ñi nga xam ñëpp ñu nekk ci ginnaaw bi mu ñëwee fekk ay coow am AFP juddu jàppale ko alternance daal di am. gis nañu aussi parti yi nga xam ni dañu wanoon ginnaaw parti démocratique sénégalais ci mouvement yi amoon ci 2011 loolu jox président Macky Sall chance. donc jamono ji bu fekkee PDS moom jàppee na ni mooy numéro 2 ndax groupe parlementaire am ci assemblée nationale Ousmane Sonko jàpp ni kenn war ko jiite effectivement dafay am raison parce que moom moo bokkoon ci élection présidentielle yi ñu génn PDS bokku ci alors bu ci Sonko bokkee génn nekk 3e position 2e position la ñu koy jàppee parce que ki nekkoon 2e position Idrissa Seck anamu tey mu ngi ci biir mouvance présidentielle donc kooku boo ko bëggee xañ itam njiitam ci boobu la coalition dafay poser problème donc bari na ay intérêt yu bokkul ba tax man impossibilité ci seen coalition lay gis ci kaw bu fekkee ne commencé nañ ko à la base respecter normes yi base bi demandé xel mun naka nangu et foofu la ñu waroon a commencé moo tax li am ni du ma bett. mais faaw ñu xoolaat koy laaj. mu nekk accident bu metti boo xam ni tey boo koy jàngat. da ngay tenir le compte ci nga xam ñoo ci génn àdduna xam nga accident boo xam ni maam chauffeur camion bi ak apprenti dëkk ci benn quartier même famille ñu suul leen ci genn ngoon. metti na chauffeur bus bi ñu ngi may annoncé ni même moom jabaram ak frère am ci accident la ñu faatoo moom itam mu faatu ñu suul ko ci accident. sans compter nombre yeneen yi dee. moo tax toujours dañuy wax indiscipline mais kenn ngay waxal indiscipline.
est-ce que ki dee jubloon na ci dee ci indiscipline am boobu. donc dafa xaw a tuuti sensible. mais nag mënoo omelette te doo toj nen faw nga dénoncer indiscipline googu di am ci kaw tali bi. parce que bu ku nekk awoon ci sa voie ba mu leer naññ pour nga doubler mun na am du am problème mais ci wàllu doubler ci la accident yi jógee. par contre accident bi am Kaolack moom daan bi wax dëgg yàlla ma dama koy rafetlu. wala sax bu gënoon 10. 4 ans. parce que dañu wax ni waa ji camion bi ni mu awee ci kaw taxi bi non seulement dafa metti non seulement rey yi dafa ñaaw mais aussi mënoo ci génne tayeef donte moom wax na ni daf doon nelaw mais lan moo koy confirmer kuy nelaw doo doubler. kuy nelaw doo gis ni sës na ci oto pour doubler ko alors doubler ko dajeeg benn taxi bi ñoo ngi yéeg ci kawam mais def exprès yéeg ci kaw taxi bi c'est-à-dire que mooy faalewu ma la yow wàccal. mbaa nga dee yéeg ba noppi xam ni musiba am na mu taxaw ci kaw taxi bi. donc dafa am ay acte d'indiscipline yoo xam ne dafa laaj ay sanctions yu diis yoo xam ni mënut a ñàkk ci wàllu transport bi faw ñu dellu soit discipline faw ñu dellu soit respecter code de la route ci vitesse bi ñuy daw ak ni ñuy comporté woo ci kaw tali bi ci des nag mu fi may jeexale mooy élément bi ñu ubbil xët boobu mooy gestion wu gare routière bu Ziguinchor maam néew na gare routière booy dem te amul coow te gare routière yi ñi koy jiite xaalis bu weex tàll la ñuy contrôler mais moomuñu ko waxuma xaalis bu weex tàll la ñuy am de parce que moomuñu ko mais xaalis bu weex tàll la ñuy contrôler mooy jaar si ñoom bu fekkee nag dafa nekk gestion inclusive da nga ciy boole ñi nga jiital doo tëb rek mais ni ko yow sa gouvernement wu bopp ci biir garage bi jékki-jékki ni oto bu yeb bu nekk li nga doon joxe comme taxe soog a génn yokk nañ ci 100 francs mais xanaa au moins di nga woote joxe ay explication wax fan nga sukkandiku ba tax nga def loolu mais mel ni ku nekk sa kër ni oto bu départ te fay 100 francs loolu du dëgg du yoon te du teguwul fenn bi ci des bërki démb xam nga da nga ci bàyyiwul xel maam yow yaa jàllale même élément bi démb la loolu am Ziguinchor pourtant bërki démb waa Ziguinchor nee nañu maintenant garage Ziguinchor transport Ziguinchor doomu dëkk ba moo koy jiite dootuñu nangu nit ñëw fa def fa ñetti at wala ñeenti at mii na teg waa dëkk ba rek daal di ni man candidat lay doon man maay jiite transport bu Ziguinchor donc gestion yu bon yooyu di sooxel garage bi gis nga gare routière maam même toilette yi xaalis la même toilette yi nekk ci garage bi ku ñu ko dénk sa bamba maase ndax koppar bay dugg mais koppar bu bari mooy dugg soo fukki dëggam tur dugub ñaar fukk waaw mais calculer ma ñaata million la garage du génne nga jékki-jékki après jël sa gestion bopp di ko doxale ni mu la neexee sans nga ci boole kenn image aw askan la gouvernement di doxe ñu yor gestion yu ndaw yi ñu bokk nit ñi bu ñu respecté wu seen ay gestion doxal ko doxale mu sell mais mënoo ko xaar ci kilifa yi sénégalais bi lambda moo war a defal comportement am te respecté ñi mu bokkal yëf yi mu bokk ak ñëpp comme sous-préfet ba nee na loolee du fi xewe sama direction di ñaxtu nee na damay acharné wu seen kaw man leen commencé gu ma sax bon commencé gu ma sax waa Aquatech li ñu leen defal bu ñu ko defalee golo mu am xaalis et du dëgg du yoon nu ñu mën a tabaxi forage ba mu dox dëkk ba am ay doom yu fa nekk ci localité ba nekk lu ëpp juróom fukki dëkk fu nañu tànne fa benn xale bu jàng ñu ñëw taxawal benn comité ñu koy wax Agifor comité boobu di dajaloo kii ñii di def contrôle ñii di yóbbu ay facture ñii di def comptabilité ñii di fay ay salaire mu nekk une petite entreprise bu gouvernement bu Sénégal sos ci jàppandalu population bi lépp di dox ñuy fay courant bu machine panne ñu dépanne ko ñu dem ba mu neex leen ñu dem jëli benn société étrangère ñëw jox ko gestion ndox mi c'est-à-dire canadien yi li ñu leen defal boo ko defalee golo mu nekk milliardaire tabax forage ba mu noppi ñu ne la am doxalal defaral sa facturation fayee ko lu mu la neexee nga ñëw commencé Aquatech bu demee fenn li muy jëkk commencé mooy localité bi yëpp dañu doon am ndox même heure bu leen neex Aquatech day jëkk commencé zone bi day am bëccëg zone bi am guddi benn double flux gis nga boo weddee li ma la wax def leen enquête ci hydraulique ñi nga xam ni ñoom la ñuy wax ay volontaire te Serigne Mbaye Thiam mi nekk ministre bi yor wàllu ndox mi toog na ci benn chaîne ni ñoom ñëpp daañu leen recruter te am na ci ñoom ñu def 20 ans am na ci ñoom ñu def 15 ans am na ci ñoom ñoo xam dañu nekk ci ay chantier seeni way jur dee te yëguñu ko parce que fa ñu nekk amul woon sax réseau téléphone ñooñu la Aquatech di yaakaar di leen woo benn neexal leen pour ñu dépanner forage yi nga xam ñoom la ñuy contrôler et pourquoi waa Aquatech
forage yi ñu leen joxoon chaque année ñu am yuñ ci ñàkk parce que dañuy puiser askan wi dem ba benn moment. li muy laaj ci wàllu investissement duñ ko def. askan wi mujj jëlaat seen ay forage am na ci askan woo xam ne ñoom Marina Dakhar dañoo dem ba nangu ndox ma par la force ci Aquatech. donc ñuy interpeller waa OFOR. ñoom jot nañu ampliation. ci bi sama direction jot ci li waa Aquatech ne may acharné wu ci seen kaw ñoom jot nañu ko ma leen di interpeller directement bu ñu weddee li ma leen wax. nañu dem partout fu Aquatech nekk. te ay dañuy corrompre bu ñu ñëwee. comment un sous-préfet bu nekk ci benn localité bu boot lu ëpp juróom fukki dëkk comme Lambaye ni mu toll. nga ni leen par la force di ngeen accepter Aquatech yor seen gestion ndox bi ngeen ko yoree lu ëpp ñaar fukki at. moom mu ñëw fekk fa gestion bi. amul benn problème ñu nit déet mu activer commandant ba pour mu jox convocation ay nit. dem ba xam ne du sotti mag ñi impliqué wu ci mu soog a demandé waat ñi woo nit ñi joxoon ay convocation téléphone naan leen garaawul annulé nañu convocation bi nga yóbbu convocation papier. annulation par téléphone c'est-à-dire mooy gis nga moom laa wax naa fu ñu la gis nga sous-préfet préfet gouverneur administration la parce que ñoom ñooy république dañu leen respecté mais la personne bu fekkee incarné wul valeur bi république di incarné dañuy taxaw ni ko ni nga doxale du noonu et am nañu fi ay vidéo yoo xam ne ay sous-préfet ci yenn ay localité dañoo wax publiquement dénoncer gestion bu bon bu Aquatech mais Aquatech ak CO li ñu nekk Sénégal nit ñi leen ci bàyyi. mënoo fekk forage bu sotti nga ñëw jël ko askan wala neex nga jox leen ndox. ñu leen neexul doo leen jox ndox occuper gestion bi par la force. tey boo demee Njaman wallahi am na robinet yoo xam ne juróomi at xelli wuñu ndox. boo ma weddee am Njaman mi ngi ci commune bu Ngéeñeen bi soriwul. ñu dem ba ma yóbbu la ci dëkk yoo xam ne juróomi at seen robinet xelli wuñu ndox te dañu leen di fay. démb jàllale wu benn élément waa CO. ok Ousmane kii am envoyé wu ko Ali Badara Sonko. démb. facture lan lañ leen yóbbul. 350 000. absolument boo xam ne mu ngi jógee woon 20 000 ak i 15 000. ni mu yokk à l'espace de 2 mois bi ñu jëlee gestion bi ak léegi am ñu ñu jox ay facture 350 000 ci société boo xamul kan moo ko moom ay étrangers ñëw ni fi cëpp. ñu jox leen gestion. ñu tibb suñuy millions après dem mais mën ngeen fii Sénégal fii lu fi baax ñu jox ko étranger. ba ci samp ay lampadaires solaires sax ñu jox ko étranger. dans quel pays sommes-nous. population bu Lambaye dañu continuer ci xeex bi. nañu bañ. seen gestion ndox ak bépp beneen dëkk bu Aquatech ñëw bëgg leen jaay doole ci gestion bu baaxul la ñu leen opposé wu. parce que ndox mi dañu koy jaay ci façon bu légal. ba ci seen eau mi yéen seen eau li muy teg waa Dakar dëkk bu normal di nga accepté waa seen eau li muy teg waa Dakar ñu koy accepté. xoolal waa seen eau li ñu def ngeex wax ñëw nangu ndox ma ci Agifor ba fa nekk. jël seen i branchement jël seen i forage di fa def lu leen neex te amul benn explication mu jox askano ba noppi ni leen. kenn ku nekk sa abonnement bi nga defoon dañu koy annulé. da ngay def beneen abonnement bu bees. beneen bu bees ñii dañoo yëpp nii. voilà kenn du wax kenn du maam aucune réponse. Aquatech dañoo tuuti ci arrêté ñu ñun li ñuy wax. li ñuy analyser du pour Aquatech ñoom dañu ci tuuti pour di ñu wax ñun fan la ñuy yem. man maa ni seen facture yi jalgati gu bon moo ci nekk facture yi ñuy def tey ñu ngi ci la mois de septembre. dañuy facturer 28 août. ak 3 octobre. de ce fait que yow boo jotee facture da ngay foog ni facture 2 mois la comme d'habitude ni ñu jot tàmbali di ko jotee facture alors que 28 août ak 3 octobre septembre donc moo dox ci diggante bi plus 5 jours loolu du 2 mois loolu man sama facture bu may fay man damay fay chaque facture damay fay ñaari facture Aquatech damay fay facture seen eau ba léegi taxé gu ma seen eau wax na mën naa wax seen eau dañuy ña seen ndox dafay manqué amul qualité mun naa wax seen eau seen facture yi dafa cher trop sax mais taxé gu ma leen li ñuy def ak jalgati gu nóor càcc la et si je l'ai dit ak Aquatech parce que am na fu ma ko teg parce que damay fay ñaari facture Aquatech en même temps dama dëkk ci localité bu boot lu jigee juróom fukki dëkk yu fenn fu nekk doomu dëkk balaa doomu tund balaa damay am accès ci ñoom di def ay enquête damay taal sama oto ba Njaman foofu nga xam waa CO ñoo ko exploité ak ay CSN ma def enquête xool CO ba nan la ñuy fournir nit ñi ndox c'est-à-dire que du ma wax lu ma waa Aquatech di weddi ñoom nañu fexee def effort waaye askan wi itam nañu am fayda doo ñëw jël samay branchement ak sama forage di lekk sama xaalis di ma këll-këllee te ni du ma ko wax ñoom ñooy ñan waa Aquatech voilà Sangalkam mais kunun foofu itam bul fàtte ni ci cosaan amoon na ay dex yu bëri yu fa nekkoon mais question bi mooy waa ji wax na ko sànq woo na sax sous-préfet aw nañu fi ñu war a jaar fépp yëg nañu seen souffrance ñi am xaalis ci ñoom ut nañu fu ñu dëkk ñi amul xaalis ci ñoom ci biti la ñuy fanaan
et pourtant Kër Ndiaye Lo ba léegi mu ngi bokk ci Sangalkam. mais ku wax Sangalkam sa xel dem ci Omar Gueye. mi ñu ni mooy indi solution ci inondation yi at mi ñu ne. xanaa foofu ko gisut. Omar Gueye mi wax ci benn émission ci suñu ay nattangoo nii usine société bi ñu demandé woon tuyau yi indi na ko. ki ñu demandé woon moto pompe yi indi na ko. ñi ñu demandé woon assainissement def nañu lu ëpp 50% ci seen ay travaux. mais man je pose la question monsieur le ministre ni ko kon lu tax dëkk bi inondé. on a dégagé des milliards. ki war a indi ay tuyaux yi ngacc ndox mi di ko yóbbu géej tuyaux yi yëpp ñëw na moo ko wax de Walfadjri la ko doon wax. ak Edouard Faye la wala Barthélémy Ngom moo ko wax. mu ni tuyaux yi ñëw na société bi nga ko commandé woon ñëw na moto pompe yi ñëw na ak li ñu war a àndal assainissement yi travaux yi. bi chinois yi gagné ak bi Mbaye Faye gagné yëpp passé nañu 50% ci travaux mais lu tax Kër Massar gën a metti ren ka daaw loolu mooy question bi. boole ci mu gestu waa dëkkam moom la ñu yaakaar waa Kër Ndiaye Lo. loolooy laaj bi. mais gis nga nit ñi booy wax ak ñoom wa fii anfusikum afalaa tatafakkaruun lañu yàlla wax dama leen di bind ngeen nekk nit am xel di xalaat yëngal leen seen xel yi dafa am ay xanaatul fikri muy li ñuy wax canal de pensée ay paramètres la comme paramétrage. pour ni ngay xalaati nit ñoom bu ñuy wax nag dañuy fàttali nit ñi. dañuy toog di décortiquer li ñuy wax. nee nañu lii moom moo fi jëlee inondation yi génne nañu xaalis def nañu appel d'offre ñi ko gagné nañu ko et Omar Gueye dafa wax ni ñooñu ñëpp dañu leen jox marché yi awale ci appel d'offre ma ne kon luy njariñu plan Orsec. moo jaaxal ñëpp parce que plan Orsec kii mooy utiliser nit ki te du am appel d'offre. utiliser ay jumtukaayam pour sauver ki loru te du am appel d'offre. ça dafay gis da ngay gis paradoxal ay contre-vérité wala ay contradictoire ci seeni ay propos ba nga ni est-ce que ñi jàppee nañ ñun ay nit yi xalaat. looloo jaral laaj. waaw xam nga maam dañuy faral di wax ni coalition yàgg na fi am tas du mujj fenn mais man góoma loolu pratiquement coalition alternance boo fi gis coalition moo ko fi indi. groupe parlementaire yu bëri yu am assemblée nationale coalition moo ko fi indi mais coalition nag ci ay idéologie yoo xam ni bokkuñu. pour concourir le pouvoir bu ñu ko jotee ba noppi nag ci wàllu séddale yi ak principe yi ak ku nekk bëgg a continuer garder partem Khalifa Sall mii tey bokkul ci ñi fal Macky Sall sur tous les plans. kenn ëpp ko doole sur tous les plans ci ñi fal Macky Sall mais après am na ëllëgam ak vision ci parti socialiste bi mu doon incarné ci dëgg bu mu doon doxal boo xam ni méngoo ci woon xalaat ak ñi mu bokkaloon parti ba bon li ko ci dal ko ci mais man jàpp naa ni coalition. dafa am solo ci doxalinu politique gu Sénégal gis nga ñii def ndaje nii bëgg ak bañ waa pouvoir bi ñu ngi xalaat pour nu ñuy jàkkaarloo ak ñoom. parce que mbooloo moo am doole. donc am naa ci yaakaar mais li ma leen waxoon toujours à la base mooy nañu commencé ci li ma leen ci début ba laay wax dañu commencé ci base bi te dafa mel ne aw nañu ci yoon bi dugal nañu ci ay mouvement yu bëri bokk nañ ci. parce que li tax mouvement yi am ci solo lu tax ci début ba mani woon nañ ko commencé à la base. mooy dafa bari ay mouvement yu am doole ci seeni ay localité yoo xam ni am na ay benn parti yu nekk ca localité booba te mouvement boobu ëpp leen doole donc pour ni ñuy àndandoo ba mën a gagner boobu lay coalition jàpp naa ne nii ñuy doxale nii ci ki liir charte bi li mujjee wax bu ñu ko respecté mooy du ñu ànd ak Macky Sall te kenn du dindi lu ñu nas. bu ñu continuer ci doxalin boobu daañu gagner ay collectivités locales yu bëree bëri parce que bu ñu demee ci localité benn fekk fa benn mouvement dañuy jël bannière bi jox ko àndandoo ak mouvement boobu ngir ñu gagner collectivité boobu parce que bu boobaa du nekk jiital sa intérêt bopp tey defe naa ni képp ku signé charte bi dootoo jiital sa intérêt bopp sa objectif mooy bañ a ànd ak Macky Sall bi ci des mooy doo dindi lu ñu saxal ci biir kuréel bi. na ko na respecté kàddu. coalition bi ñu koy. loolee ban jàngat nga ciy def. bon dina xaw compliqué. ci wàllu histoire parce que Malicounda Kër Maysa Faye la tudd. Kër Maysa Faye. moom waaw Malicounda Kër Maysa Faye moom la ñuy wax Malicounda wolof moom mos di nekk base bi xam nga ay jamono commune Malicounda yaatootul sax léegi dañ ko wàññi parce que moo Saly ci la bokkoon dafa gënoon yaatu ay ñaling Pointe Sarène waaw ñax-ñaxal Saly gépp Douté Mbambara yëpp ci la bokkoon léegi Saly commune boppam la Ousmane Gueye moo ko yor di def liggéey bu am solo war na am ñaari commission si loolu mooy yoon waaw mais est-ce que loolu moo doon am ci wàllu histoire dese na maa leer lu muy gëstu la xam naa ne daal Malicounda moo nekk base bi mais li ma leen waxoon au début
ni gis nga boo bëggee xeex dëgg li mu jaral ki ngay xeexal. daf la koy jaral en tant que leader. parce que diggante Nianing ak Kër Meïssa Faye gënoon na jafe ci jamonoy démb te mag ñi dañu doon bind comme ni mu jaadoo boo nekkee jeune diggante Nianing à plus forte raison léegi am na yoon boo xam boo jógee Joal dootoo aw biir Mbour ci circulation bi da ngay dévier directement génne ci déviation bi c'est-à-dire que yaa ngi génne ji pratiquement Malicounda Kër Cheikh Béthio foofu ngay génne si. donc amul diggante bi du la lekkal sax 5 minutes. loolu daf la koy jaral nga jël benn bis yamale ko ci pour am sa carte électeur pour mën a bokk ci ñiy jël décision ci sa localité. c'est vrai que nag loolu moo nekkoon yoon li waa jóg jot na wax loolu moo nekkoon yoon. parce que Malicounda dafa xaaj dafa am benn partie bu féete nii jor gi Mbuur dox ci diggante bi. soo ko jëlluwaat ci beneen côté bi ci des muy fi féete géej gi Nialing Pointe Sarène Warang ak yooyu noonu. ba Rof mais damay wax ni waa Rof. bu ñu mënee ñëw Kër Meïssa Faye bindu si man mi nekk Nialing maa leen di gën a noppi pour dem bindu ji. parce que Nialing moo gën a jige Kër Meïssa Faye Rof. ci lu wér Birahim dañuy def nguur gi dana ñàkk lu toll ci 47 milliards ci ay recettes loolee la ñu xamle. waaw du loolu mooy indi solution. parce que li sabab yokkute gi ci moom la jógee woon. donc annoncé ni perte na 47 milliards. c'est-à-dire dafa Birahim juñu ne ko sànq dafa mel ni. benn groupe bu jàkkaarloo benn groupe ni maa ngi leen dimbali te yëf yi war na passé foofu c'est-à-dire que askan bi dañu sonn dañu yokk bu ñu tegul fenn. ñu demandé pour ñu wàññi ko. économistes yi nee nañu mënut a wàññeeku ci at mi nañu ko accepté mais quant à nguur gi dina perte 47 milliards pour dimbalee ko askan wi fan lay feeñ. fan lay feeñ et ci rencontre bi dañuy wax ni bu yokkoo à l'étranger mënuñoo fexe ba du yokk fii Sénégal. loolu ministre Abdoulaye Daouda Diallo wax bu yokkoo ci bitim réew fu ñu koy importer faaw mu yokk ci Sénégal mais li ñu koy laaj mooy lii ñi nii dafa yokk tey ci Sénégal lan lañ ciy importer bu weesoo ceeb ak diw lan suukar importé wuñ ko ciment importé wuñ ko fer importé wuñ ko peinture fii lañ koy defaree béton fii lañ koy defaree pont fii lañ koy defaree mais lan la ñuy importer comme nee nañu suukar bi doy na sax foofu dañ ko jagleel kenn ndayele ko moom rek moo am sañ-sañu defar ko et dégg naa ñu ni ku doon wax naan commerçant yi bu leen tollee noonu nañu investir comme Mimra def comme moom nañu joxe autorisation xool kon ñu xam ne jamono dafa gën a dox Mimra du njàmb suukar doo lay defale suukar de li moo importé am nañu ko mën a importer ak ay unité de production yu ñu defaree suukar fii nii bi ko UNACOIS day demandé ak léegi depuis 2004 je me rappelle boobu maa ngi woon Lamp Fall FM la ñu commencé di demander loolu ba suñu joon yàlla tey mënuñu am autorisation pour installer fi ay unités yi defar ay suukar dara la ñu fi importé wul ci li ñuy kaas ñun dañoo exporter ciment. dañoo exporter béton dañoo exporter phosphate dañoo exporter zircon dañuy exporter mango dañuy exporter suñu orange ji nii mais c'est-à-dire que nañu wax nit ñi dëgg mooy. di benn économiste waxoon nañu wàññi train de vie de l'État. mon cher bu ko defee ñu séddoog askan wi jafe-jafe bi ñuy jànkuwanteel mais mënuñoo jël lépp yan ko askan bi tey lépp a cher. lépp la ñu yokk. donc ay 47 milliards ak yooyu loolu du wax ci. dañu woyofal dund gi te wax ci beneen càcc gi ñuy sàcc askan wi maam. ci wàllu facture yi surtout ci ndox. mais ma soxna kan wax na kenn wuyuwu ko askan yu làmbaay ñu ngi manifester. kenn wuyuwu leen mënoo ñëw fekk aw askan di abonné wu ndox ci 7000 francs nga yóbbu ko 110 000 francs ñu toog di seetaan. mënul nekk mënoo fekk aw askan am seen compteur muy dox normal nga indi beneen compteur bu bees te ñi nga jot a installé ñi dendal bu ñu fayee 20 000 borom compteur bu bees bi fay 50 ou 60 000 loolu jaaduwul càcc googu ci yooyu la ñuy woo état bi ñu taxaw ci protéger askan wi bu ministre bi taxawee nag am na spéculation mais ngeen war a tiit spéculation bu amee kan moo ko war a régler. du gouvernement ñoom la. on a un problème. problème am na 47 milliards ci ay 13 heures. tey la naa la 13 heures tey damaa soj. nga ne. tey la naa la ko tey damaa soj. da nga sëqët nii rek da nga soj. man bàyyi ma tey la 13 heures tey damaa soj. Mansoulaye am na lu ko daw Cambérène googu. Cambérène moom amul yoon génn sa buntu kër sax dafa jafe naan ndox rek. waaw moom de du ko gànt. guerrier la liggéeykat la ñu jàll ci tàggat